benn waxtu ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru diggu njoloor gi dina bokk ci li ñuy waxtaane tey sargal wala fàttaliku Man Tanor Dieng atum ren ji nag ñu ko doon amal foofee ca diwaanu Nguéniène fa mu fekk baax askan wa porox ndolu ci li mel ngir fàttali leen ci li nga xam ne rek kookee di ndem si yàlla gi Ousmane Tanor Dieng sumboon na ko fon ci ay liggéey mu sàkku ci kilifa yi njiitu réew mi mu def kem kàttan rek ngir def bët kem ñu mën a mattal yooyu la liggéey foofee tamit ki nga xam ne rek mooy Aminata Mbengue Ndiaye wuutu ko rek ci boppu parti boobee yëkkati na fa ay kàddu ne dinañ def kem kàttan tamit ngir wéyal seen ànd ak njiitu réew mi Macky Sall leneen lu ñu mën a def lu dul loolu day mel ni dañu war rek ki nga xam ne mu nekkoon seen kilifa di Ousmane Tanor Dieng ñu jël dogal jëmale ko ci ay kilifa yu ñu ràññee ñu doon yëngu tamit ci wàllu politique cosaan ak aada ñu del ay seeni tur rek duppe ko ay lycée fii ci réew mi bokk na ci lycée Patte d'Oie jamono ji nag lycée Aminata Sow Fall la ñu koy woowee lycée bu Ouakam lycée Amath Dansokho ak lycée bu Ousmane Sow boobee nag moom la ñu li woowee lycée Diamniadio dinañ ci ñëw ci ni mu gën a yaatu ci biir xibaar yi dinañ dem tamit ci Mbumba wax ci département boobee nekk ca Podor ñu ne jamono ji nag lu aju ci infrastructure de base moom dara amu fa ba tax na askan wa yegg nañ ko bu baax te sàkku rek ci kilifa yi ñu wowlu leen bu ko defee rek seeni dundin gën a mucc ayib ci njeexitalu xibaar yi wala ci biir xibaar yi dinañ dalal suñu gan Chérif Bokar Sy di responsable projet programme Serfla moom dinañ waxtaane lépp lu aju ci wàllu càmm gi ak li nga xam ne rek jafe-jafe yi ñu nemeeku jamono ji ca ranch de Dolly sëñ bi sëy ñu ngi lay dalal. waaw ci biir xibaar yi dinañ ci ñëw ni ma gën a yaatoo mbokk yi li ma di ponk yi boo leen taaxirloo ñu yaatal ko. mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaaru yi ñu doore ko ki nga xam ne rek dañ jàpp ne ab violeur la woon te mu rëccoon foofee ca section de recherche dimanche fukki fan ak juróom-benn la woon ñu ne nag teg nañ ko loxo gannaaw bu ñu doon nekk jéem a daw foofee ca diwaanu Mauritanie kooke nag dañ ko tuumaal ne rek dafa sàkku woon ñaari xale yu jigéen foofee ca diwaanu Kër Massar bu taxoon ñu yóbbu ko foofee ca section de recherche rek ngir wéyal enquête bi ca la nag nasoon ay pexem ngir rëcc rek tàkk der yi ñu yóbbu woon nag l'enquête di ko wër ba yàlla tax na ñu teg ko loxo gannaaw bu mu doon dem foofee ca Mauritanie jaar itam ci biir géej ci lool sax ñu ngi xamal communiqué bi waa gendarmerie rek baaxee rédaction ñu ne rek ubbi woon nañ ci ab numéro vert bépp ku ko gis rek nga mënoon ci woote bu ko defee nga jàppale leen ci liggéey bi mu mel ni nag loolu jot na antu ndax teg nañ ko loxo ba jamono ji mu ngi foofee ca brigade de recherche bu Ndakaaru ñu ne nag brigade de recherche bu Saint-Louis tamit dugal na ci loxoom ngir ñu mën a am les résultats juddal si fii dem ba ca diwaanu Médina foofee nag askan waa ngi dëjël seen ñetti doom yi nga xam ne rek dañu réeroon ci biir géej gi ñu ne jot nañu gis seen gaal ak moteur ba waaye ñoom ba ka naga ni kenn tegu leen gët ba tax na seeni mbokk ñaanal lañ leen démb wàcce leen ay kaamil ci la ñu prox ndolu tamit di ñaax xale yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu napp gi ñu saxoo bépp xeetu kaaraange bi ñu leen di jox bu ko defee ñu mën a mucc ci yenn xeetu jafe-jafe yi Fatima Touré demoon na fa démbaandoo ceek Amadou Ba. Tristesse ak sëngéem lañu daati rek nemmeeku fi nga xam ni moo di rue 31 angle Corniche fi nga xam ni sax la ñaari pêcheur yi nga xam ni ñoo réer Soumbédioune daati dëkk bu ñu ñëwee nag ci bërëb ba ñu daati rek gis ni famille yi commencé nañu rek ci def seen dëj Iba Dieye ak Mamadou Ndiaye nekk nag ñi nga xam ni rek ñooy papa ñi nga xam ni sax ñoo réer ci géej gi ñoom ñi leen nag boo xoolee seen xar kanam rek doo ci gis leneen lu dul mettit dañuy gëm yàlla rek metti na trop nekk mais mënuñu si dara turandoo Amet moo ñëw wax ma loolu nee ma na nga ñëw léegi ma bu may ñëw dugg taxi di ñëw xaw ma sax fu may jaar mu metti ma trop mais bi ma ñëwee mu ne ma gis nañu gaal gi gis ñu moole rek amatuma si yaakaar. nee na lu yàlla dogal kenn mënuñ ci dara yàlla suñu borom bi nag yàlla nañ yàlla may xolu muñ ak fàtte nga xam ne du nekk souffrance ci ñun. benn yëg-yëg bile la soxna si li am moom mi nga xam ne sax tante la ci kenn ci mool yi nga xam ne rek dañoo réer ci géej gi. bi ñu yëgee nouvelle bi naqari nañu torop ñu am naqar bu méttee métti ay xale yu ndaw lañu ay xale man ay xale yu ndaw
kenn mënu fi dogal. bu ñu amuñu sax 25 ans xale yi dañu dem ak ndaw. man maay dogal lépp. Mamadou Ndiaye Ira moom li mu ñaaw rek mooy li nga xam ni moo li di ñu respecté li nga xam ni moo di consigne de sécurité yi nga xam ni saa su nekk dinañ ko joxe. ndax sama doom bi muy dem yorul gilet de sauvetage sama sët bi muy dem yorul gilet de sauvetage mooy Mohamed et man nag dama bëggoon nguur gi ci boppam wut ay agent yu mu teg ci tefes gi mën na nekk mool muy gëti mën na nekk leneen am ay sévère boo xam ne bii gaal guy tëmb te amuloo gilet de sauvetage ñu sanctionné la. ñetti fan gannaaw ba ñu réeree ci géej gi tey nag pour gis leen doon na li nga xam ne rek dina jafe famille sax ñoom amatuñu sax yaakaar loolee sax moo waral rek ñu daal di namm def li nga xam ne mooy seen dëj ci samedi bi di xaarandi rek seen néew. Fatima Touré dañu dem ba ca diwaanu Paal foofee ca Saint-Louis ci fàttali bi nag xalif bu Paal de El Hadj Lamine Ngom tey lañ ko doon jébbal borom gannaaw ba mu nelaw fii ci Ndakaaru démb askan wi yëpp doon ko naqarlu di ko ñaanal suñu ndaw mu fa toogal ngir teew rek li nga xam ne moom la ñu amal foofee ci ay ñaan ak li ni mel fàttaliku ki fi bàyyeeku Ousseynou Diop gannaaw ba mu la nuyoo ana lan lañ ñu mën a jàpp ci xew-xew tey bi ak ki fi bàyyeekoo tey. jërëjëf Ibou maa ngi lay ziar di la nuyu bu baax a baax jamono ji ñuy wax ak yéen nag ñu ngi fii ci Paal ku nekk xam na naqar ak tiis bi nga xamante ni dal na ci Sénégal dal itam ci umma islamique bi yëpp muy génn àdduna Serigne Lamine Ngom di xalif bu Paal jamono ji may wax ak yéen nag fekk ngeen ñu daal di rob ba pare ndaxte ñu ngi ci amal ci teewaayu ki nga xamante ni mooy Serigne Babacar Sy Mansour di xalif général des Tidianes xam ngeen démb fii la daal di fanaan ci Ndar Géej tey jëlee nag ci waxtu bi nga xamante ni moom la ñuy rob moom ci boppam moo ñëw daal koy jullee li ñu mën a jàpp rek ci ki nga xamante ni moo fi jógee nekkoon koo xamante ni jàmbaar la woon taxawoon ci wàllu diine ji taxawoon itam ci yoon bi nga xamante ni daal nañ koy rëdd ngir yoonu ko l'islam mu nekkoon koo xamante ni jàmbaar la ci woon jamono ji wax ak yéen nag mbooloo mu bare mu ngi teew ci Paal ñu ànd ak moom ñu ngi nii nag soog a ñëw jógee ci fële nga xamante ni mooy armée yu Paal yi ginnaaw bañ ko robee mu doonoon daal kilifa goo xamante ni ñëpp ñi nga xamante ni gisante nañ ñoom la ñuy wax mu doon ku dëgg woon la nit la woon koo xamante ni ko amoon na ngor la ci la muy def waaye tamit kenn la koo xamante ni taxawoon na ci diina ji Ibou incha allah rabbi xam naa ni ca kanam ay boor 19h30 ak 20h daa ngeen am lépp loo xamante ni tukki na fii ci lu jëm ci wàllu ay kaddu ndaxte ñu ngi xaar ki nga xamante ni mooy Serigne Babacar Sy Mansour di xalif général des Tidianes ay kaddu yi nga xamante ni Ibou dina ko yëkkati léegi fii ci Paal. jërëjëf Ousseynou Diop groupe Futurs Médias ci samay kaddu jébale njaalam rek di ñaan ki fi bàyyi ko yàlla tas ñu si barkeem yàlla sàmm njaboot bi bu baax a baax ñu del ci fii ci Ndakaaru wax ci dogal bi nga xam ne kilifa yi jël nañ ko jëmale rek ci tuddeewaat li nga xamante ne ay lycée yu nekkoon fii ci Ndakaaru baaxe leen tamit ñoo xam ne seen xam-xam wala seen liggéey dafa màcc ci wàllu cosaan ak aada fii ci réew mi bokk na ci lycée bu Patte d'Oie Buldeuse ñu duppee ko jamono ji Aminata Sow Fall bu Yoff moom Ousmane Sambène la ñu koy woowee jamono ji lycée bu Wokam lycée Ahmad Dansokho lycée bu Mbao moom Hamidou Kane lañ ko jox turam rek lycée Diamniadio Oumar Sow ñooñu rek nekkoon ñoo xam ne ràññee nañ leen ci fan wa ñu daan yëngu fii ci réew mi Fatou Bintou Konté ñëwaat ci seen dund ak seen jaar-jaar. juróomi lycée fii ci Ndakaaru dañoo fas yéene changé nañ leen di tuddee ñu duppee leen nag ay nit yoo xam ne ñu am daraja lañu bokk ci li nga xam ne moom moo di wàllum mbind gi wala wàllum aar wala sax lu jëm ci wàllum politique ki ci njëkk nag moom moo di Aminata Sow Fall tur bañ ko jox moom moo di lycée Patte d'Oie Buldeuse moom mi nga xam ne ab écrivain la moom Aminata Sow Fall bokk na ci écrivain yi gën a mag fii nga xam ne moom moo di Sénégal mu bind ay livres yu bëree bëri ak ay recueil de nouvelles yoo xam ne bi ci gën a siiw bokk na ci li ñuy wax la grève des Mbatou nga xam ne sax li nga xam ne moom moo di prix Goncourt 1979 sélectionné woon na ko moom lycée Yoff léegi nañ koy woowee lycée Ousmane Sembène écrivain ak cinéaste sénégalais bi nga xam ne 1923 la judd fee nga xam ne moom moo di Ziguinchor mu bokk ci figure yi nga xam ne ñoom ñoo gën a créé lii di wax ñuy wax littérature ak cinéma fii ci Sénégal 1962 sax la Ousmane Sembène commencé bind moom livre bu njëkk sax boo xoolee mu ngi ko bind en 1956 mu nekk benn roman boo xam ne mi ngi ko tuddee le Docker di ci wax viam bi nga xam ne moom la nekkoon Docker fee nga xam ne moom moo di portu Marseille. Amath Dansokho nag lycée Wakam lañ ko tuddee maanaam lycée Wakam léegi lycée Amath Dansokho la tudd moom homme politique sénégalais bii nga xam ne
ñëpp a ko xam bokk ci nag ki nga xam ni dafa xeex ngir li nga xam ne moom moo di peuple am mu nekk ab nit ku dëggu ba tax ni daal Amath Dansokho ñu ko doon wax Amath le communiste nekkoon héritier Lénine Che Guevara ak Mao fii ci Sénégal moom journaliste de formation la woon wante boo xoolee terrain politique bi la gënoon a songu ba tax ni daal engagement am yëpp mi ngi ko doon def boole ci ñàkk caaxaan moom Amath Dansokho mi ngi génn àddina ci âge yu 82 ans. lycée Mbao ñi ngi ko tuddee ki nga xam ne moom moo di Cheikh Hamidou Kane mu di kii bind livre bi ñuy wax l'aventure ambiguë mu judd fee ca Matam le 2 avril 1928 moom haut fonctionnaire la woon international teg ci nag amoon nag ay postes ministériels yu bëri fi nga xam ne moom moo di Sénégal di réewam livre bi nag boo xoolee fii ci Afrique ñëpp a ko xam lycée yi collège yi ak université Afrique yëpp daanaka bokk na ci seen programme mu di livre boo xam ne ci continent bi moo gën a célèbre ci àddina bi lii moom lycée Diamniadio nag jamono ji ñu ngi koy tuddee lycée Ousmane Sow moom moo di yettkat bi nga xam ne moom mooy faral di yett ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay nit mu nekk figure boo xam ne ñëpp a ko xam muy exposé fépp ci àddina bi ñëpp xàmmee ko mu judd en 1935 à Dakar bi mu génnee àdduna nag le 1er décembre 2016 la mi ngi tolloon ci 81 ans ni ñu ko gën a xamee mu di talent ak don sculpture am taxoon na sax yi nga xam ne moom mooy académie des beaux-arts de Paris en 2013 ñu boole woon ko ci moom. Fatou Bintou Konté ñu dem ba ca diwaanu Ziguinchor foofee nag liggéeykatu kurus yi ñoom dañu fas yéene rek banque seen yoxo ñoom li ñu bëgg rek mooy ñu gën leen jox cër ni ñu ko waxee ci seen bërëbu liggéeykaay boobu ak ci li ñuy yëngu ñoom nag dañu jàpp ne rek ki nga xam ne mooy seen directeur dafa am ñu mu gën a faral te loolu rafetluwuñu ko ba ñu joxee kàddu gi ki nga xam ne mooy seen kilifa googee nag nee na loolu moom dara amu ci te tamit ki mu war a waxal ci ni muy yore kër googu mu ngi jokkook moom ni mu waree Boubacar Diassi ak Lamine Mandia. pàcc bu liggéeykat yu nekk ci centre régional des œuvres universitaires bu Ziguinchor neexootul ak directeur ba tax naa ñu gën amal toogaanu ñaxtu ci siège CROUS bu université Assane Seck bu Ziguinchor ngir ñaawlu li ni mel. wax nañ ko ba sonn autorité yëpp war nañ koo dégg li am ci kër gi mooy ñun nous sommes des ay agents wu kudd la ñu woon ñu reversé ñu indi fii à l'université bi ñu reversé ba léegi depuis autonomisation ñun ñoo ko gënoon a yàkkamti étudiants yi et on a tout fait pour agsi ci loolu parce que yaakaaroon ni dinañu amal njëriñ ay nit ñu brave ñoo fi nekk nag des agents dévoués yoo xam ni am na ñoo xam ne ils ont fait 20 ans 30 ans de service am na ñoo xam ne kudd leen jëlee ñu ñëw fii continuer seen mission am na ci ñoo xam ne ñeneen ñi université bi seen loxo la juddoo donc mënuñ ñëw ba toog à ce moment autonomisation bi am université bi tàbbi ci loxo benn nit boo xam ne décision donc du président peut-être on le respecte mu ñëw jël affaire bi il en a fait un bien familial jël ñi relégué ñu au second plan il ne veut pas de nous bëgguñu fi gis te loolu la manifesté woon dès le départ bëgguñu fee gis et il a fait de cette maison sa famille même étudiants yi Diombéra famille lañ tuddee kër gi kurus. tontu directeur bu centre régional des œuvres universitaires bu Ziguinchor. en réalité man dama sama baat ci kaw gestion autorité nag ku ne booy gérer na nga xam ne la ngay gérer moomuloo ko te ala kulli haal dina am benn bés pour ñu ñëw contrôler la man awma ci benn sikki sakk sama gestion maa ngi xaar code de contrôle parce que jotoon nañ fi jaar bu ma recruter sama famille bu ma recruter ou bien bu dee aussi damay jox sama jabar marché maa ngi xaar code de contrôle ñu fi ma soon ñëw ñu dellu si waat fii ñu waxaat parce que ñooñu laa amal ñu may waxal. liggéeykat yi nekkoon ci responsabilité centre des œuvres universitaires bu Dakar te ñu jëbal leen léegi CROUS bu Ziguinchor daanaka neexawuñu ak directeur Diombéra mat na léegi ay weer yu bari. ñu dem ba ca bët gànnaar réew mi foofee ca diwaanu Mbumba nekk ci département Podor askan wa nag bëgg nañ ñu gën leen faale ci li nga xam ne moo aju ci wàllu infrastructure maanaam jumtuwaay yoo xam ne rek dinañ sukkandiku ngir mën na amal seen i yëngu-yëngu ñoom nag nee nañ rek lu toll ci njàngalekat yi maanaam professeurs yi moom xaw na fa manqué tamit ak yi ni mel ba tax na rek wàllu njàng meek njàngale mi dafay faral di sooxe Habib Faye doxantu woon na fa àndoon ceeg Temba mooy benn lycée bu nekk fii ci diwaanu Mbumba féete ci département bu Podor bileeg l'école tabax nañ ko boobu léegi weesu na fanweeri at jamono ji daanu la gën a jege li ni mel ëlëb lool xelub jàngalekat yi ba tax na itam ma nga feeñ sax ci notuk élèves yi
dû à un manque de professeurs. Le recrutement n'est pas favorable comme auparavant. Au BFM, l'année dernière, on avait eu plus d'une soixantaine, je sais pas, aux environs de 70, mais le bac c'est 39, c'est pas 35%. Parfois, on fait des conseils. À la fin de l'année, on fait un conseil. En ce cas, le regroupement, c'est tel moyen. Bon, à la rentrée, les autorités, l'IA, envoient une lettre pour qu'on réoriente certains élèves qui ont une moyenne de 8 voire 8 et quelques. fa mu féete sori na lool pour nga yegg si fa faaw rek nga dox ay jéego yu sori ñoom ndongo yi loolee teewul ñu ngi ci bàyyi ab xel bu baax ci seen jàng gi ngir rek mën a am seen lijaasa. dafa métti de à travers les conditions noonu poussière noonu ay déplacement aussi xam nga c'est un peu dafa métti kay. si dama liggéey ay defar fóot yooyu si ma def lu ay fóot noonu parfois damay réaliser noonu ay mariage noonu de basement mariage noonu ay am jëkkër après abandonné l'école noonu. duñ ko mën a eggalee. man dama bëgg continuer sama étude. après. ba am li ma bëgg. loo bëgg a doon. avocat. am na sax ab projet boo xamante nit la muy wundu rek moo di tabax lycée bu bees ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo amal festivalu Bumba xam ne li ni mel waaye lii de la koy gàllankoor moo di bëgg-bëgg ak l'état bi. on réfléchit déjà à la réfection d'un lycée. école bi am nañ plan boo xamante ne ngir rek ñu mën ko yeesalaat la ci financement bi sax génne na depuis atum 2018 ban ci lañ naroon sax tabax inauguré ko waaye boobu léegi am na loo xam ne moom mooy jafe-jafe bi mooy lan amuñu table banc yoo xamante ne war nañ ko ci mën a dugal jot na nag ñu woo ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi ñu dugal ci seen loxo ngir lycée boobu tamit mën a fonctionnel. Bumba a le plus vieux collège par rapport au département, c'est-à-dire après le département de Podor, ci département bu Podor Mbumba la nit ñu bëri jaar nañu fii ñoo xamante ne ay cadre lañ wala sax fii lañ defee seen examen te ñun fii ci diwaanu Mbumba am nañ bépp ordre professionnel. Nous avons tous les ordres d'enseignement. Mbumba digganteem ak Dakar mi ngi toll ci juróom-ñetti téeméer ci ay kilomètres. dëkk bi xàll yi taggatémbe na rax ci dolli itam wàllum courant ëlëb na lool seen xel ndax amuñu ko teg ci forage gi di wëgg askan wi léeg-léeg it mu paan li ni mel tax ñoom ngir rek ñu naani ndox ca dex gi li ñu mujjee dem. jërëjëf Abi Faye ñuy jégalu tamit ci tubaab bi ñu tekkiwul ci wolof ci boobule élément del si wax ci mbiru meew ci biir réew mi ak nees def ngir li ñuy jële biti réew bañ a sonal askan wi ndax yenn saa yi dañ ci nemmeeku ñoo xam ne rek dafa xaw a périmé ngir jële fi li ni mel waa directeur national di ëmb ay soxna yu yëngu ci boobule fan nee nañ dinañ def kem kàttan ngir fexe ba soow wala meew doyandi sikk fii ci réew mi su ko defee rek ñu mën a moytandiku li ni mel dañu teewlu seen directrice di Dieynaba Sidibé ci micro Faligay. natt ne suñu kuréel yi war nañu gunge ñi nga xam ne ñu ngi jëfandikoo wàllu meew tey nag dañoo nekkoon ñetti fan njafaat pour ñu jàngale naka la ñuy soppalee suñu meew bi ñu mun koo jëfandikoo ci anam yu sell mais ci anam yu am njëriñ ci anam yu set def nañ waxtaanee nañ ko formateur bi technique yëpp won na leen ko ci setal bi ci ni ñuy defaree liggéey bi ak ni ngay yoree meew bi ak ni ngay dencee meew bi mu bañ a yàqu ndaxte meew bu baaxee baax na mais bu baaxulee poson la ci doomi aadama ñu ngi ñaan nag jigéen ñi nga xam ne am nañu liggéey bi yàgg nañ formé sax waaye dañoo bëgg ñi nga xam ne ñi formé nañ leen jox nañ leen jumtukaay yoo xam ne ci la ñuy denc meew bi ndaxte meew dafa di loo xam ne li dañ ko war a denc ci anam yu sell beneen bi itam mooy dañuy xeex sunguf meew bi ñuy dugal ci biir réew mi sunguf meew boo xam ne xamoo ci yan anam la ñëw ñu indi ko suñu njaboot di ci dund te ñu amee jur mun a am meew ñu ne leen nañu farlu ñu lijjante seen jur gi ba ñu am meew bu sell. loolu may ñu rek ñu dalal suñu ganu tey ji di Bokar Chérif Bokar Sy di ku yëngu ci boobule fan maanaam gunge ñi nga xam ne rek ñoo yëngu ci wàllu càmm gi comme niñ ko gisee léegi ci image yi ñooñ di yëngu tamit lu aju ci wàllu meew ñu ñëw wàllu càmm gi buñ doon def luy tubaab di duppee état du lieu maanaam fiñ ci tollu jamono ji lan lañ ci mën a jàpp avancé bi.
donc bisimilah ñu ngi nuyu ñëpp di leen sant. di sant Futurs Médias ndax gis nañu li ngeen di liggéey. te vraiment gis nañ ne acteurs économiques yu nekk ci dëkk bi. ñu ngi leen di jox seen wàll te ñu ngi taxaw pour ñi nga xam ne ñu ngi liggéey pour réew mi jëm kanam ñu gën a fës. ci loolu ñu ngi leen di njukkal te di leen gërëm ci loolu. su leelu weesoo damay commencer rek par li mu wax léegi. dafa am li mu wax léegi ci soow gi. ni la à l'heure actuelle ñu ne ñoom dañu bëgg renverser situation bi mooy ñi nga xam ne soow mi ñuy jële ci nag yi fi nekk. gën a bëri ci dëkk bi. waaye loolu nag du yomb. ndax li tax mu jafe lu tax moom meew mu bon mi di fi dugg. dafa am benn affaire dafa am loo xam ne loi bi permettre ko te ñu ngi ko fiy bàyyi mooy dafa am forme publicité mensongère mooy publicité boo xam ne dañuy fen dañuy jël paquet def ci meew woon ci nag ni la nag la fekk lait végétal lii la ñu génnee ko di ko jaay ci réew mi te loolu nguur gi di ko seetaan nit ñi di ko seetaan ñu koy génne te loolu dafa fekk koo xam ne ki nga koy jaay ñu ngi koy nax loolu foog ñu ñëwaat ci loolu mooy gën a permettre ñu xeex yenn façon meew yu fiy dugg pour ñu xam ban façon meew la mu leer ne kooku da koy bind mu leer ñu génn ñu léeg yooyu te loolu ñu koy contrôler ñu koy wane loolu laa bëggoon tijjee rek ci loolu waaw loolu beneen jafe-jafe la waaye te am na lu leer tamit ñëpp teg nañ ci seen gët mooy jafe-jafe yi nga xam ne ñu yëngu ci wàllu càmm gi càmm ceewoo maanaam ci bët Saalum bët gànnaaru réew mi nga ëpp li ngay yëngu foofu loolu ban problème la ñi nga xam ne ñooy sàmmkat yi gën a am ci diwaan ba waaw boo demee foofu tey ñu ngi sàmm yi bi nguur gi bees gi ñëwee yaakaar ku rëy jiboon na ndax sàmm gi dañ ne amoon problème fan la ñuy sàmmee yan yoon la ñu war a jaar pour mun a dem fekki sàmmukaay ga jur gi ci changement climatique bi mooy caawa gi fi mu toll ni mu soppali ko tax na ba tey ñax ak taw yi bëreetul ba ñax mi bëreetul donc jur gi day soxla fi mu toll nan lay déplacé woo pour mun a fekki ñax mi pour mun a fekki li muy dund ndax gouvernement bi amaana dina fi fond boo xam ne dina dimbale pour ñuy jënd aliment waaye jënd aliment ci at yëpp mënul nekk dafa li nga xam ne kenn attanu ko donc nit ñi ñu gën a génn di déplacé ci loolu nag gouvernement bi yëkkati woon na lu ñuy wax code pastoral 2013 la ko yëkkati fu ci toll ba léegi code pastoral ba kenn xamul fu mu toll loolu la sàmm yi fi mu toll ñu ngi yàkkamti code pastoral bi amaana am na loo xam ne d'accorduñ ci waaye ni mu toll nii bëgg nañu ñu signé ko mu génn loolu lan la mën a soppi ci seen liggéey seen dundin code pastoral boobu ngay wax code pastoral bi ci Sénégal dafa am benn loi kese moo am ci li nga xam ne dafa jëm ci sàmm mooy décret 80 sur les parcours de bétail boobu lan fan la tënku mooy wax sàmm gi nan lay doxalee moom ak baykat bi loolu kese la tënk waxul nan la càmm gi di naate nan la càmm gi di naate code bi day laal li nan la càmm gi di naate boo bëggee càmm gi naat code gi foog mu génn pour ñu woon càmm gi fan lay naate nan la ñuy amee fu ñu leen di taxawoo commune rurale yi bu nekk di mën a génne fu càmm gi di mën a sàmmee yoon ñu war a génne pour ñu war a jot ndox loolu yëpp code pastoral bi daf koy traité leneen lu ñu waxtaane rek dogguma la ku wax wàllu càmm ci bët Saalum bët gànnaar réew mi maanaam zone nord bi kenn mënul bañ a wax ranch de Doli jamono ji ñu wax ak yéen nguur Sénégal jëloon na ay dogal matuwaay ngir gën ko dooleel fan lañ ci toll ak tey résultat yi boo fa demee lan nga fa mën a gis lu dalal xelu ñi nga xam ne ñooy yëngu ci boobule fan. boo fa demee ñun dem nañ fa yàggul. boo demee ci Doli tey mur baa nga fa gouvernement bi def na fa alal. bu ñu wax. ndax yàlla rek tax gouvernement bi def na fa lu mot 10 milliards 6 milliards ci mur bi forage bu ñu def infrastructure ñu réhabilité ko waaye dafa am lu war a jiitu loolu loo xam ne defuñu moo tax fi mu toll boo demee ci ranch Doli doo xam luñ koy doyee mu ngi tijjeeku sàcc gi yokku na ci biir ranch bi amaana temps yële sax mur bi xamoon na daanu ñu tabaxaat ko donc niñ koy gérer gouvernement bi ba tey définirul ranch bi nan lañ koy gérer. ñaareel bi mooy ranch bi dañ ne woon dañ koy yóbbu ci mbay. biñ ko waxee ñu xaw a dugal kayit yi kenn xamul fu mu toll. ci loolu nguur gi bi muy toog waxoon na ni dina leeral loolu ba pare nag delloo ranch Doli ci càmm. président wax na ko waaye ba tey kayit gënnul. te xam nañu administration bu kayit gënnul
lu bëri des na. leneen lu ñuy waxtaanee yooyu yëpp tax na tey. ci Ranch Dolly xamoo. pëccëxoo moo fa am daal. waaw pëccëxoo ku nekk lu waay neex def. donc situation am na brigade gendarmerie bu fa am na eaux et forêt bu fa installé wu am na mais ku ñëw dugg ku ñëw nu la neex def sàcc gi dafa yokk exploitation forestière bi mooy di def ay charbon. mu ngi fa yokk mur ba xawoon na daanu ñu defaraat ko donc yooyu yëpp bu ñu defalul modèle de gestion bi xam niñ koy gérer génne décret bi ñu xam ne. lii dañ ko réserver càmm gi dina am yu bëri yu des yoo xam ne dinañ ci. waaw mbiru forage it ku ne càmm tamit ne ndox yenn saay da ngay leen di gis ci télé bi. ñuy joytu ñàkk ndox yi ñuy nemmeeku yenn saay ci zone yooyu. foofu tamit bu ñu doon def ab xayma. ci tolluwaay ndox mi. disponibilité am ci boobu la diwaan lan lañ ci mën a jàpp. tey bi ñu mujjee dem foofu rencontre éleveurs yi ñu waxtaan ak ñoom. lu ñuy wax mu ne tey ndox baawaan na fa. waaye ndox mi li mu fa baawaan forage bëri fa président def ko dafa jur jafe-jafe moo tax lu ñuy def dañ ko war a toog ñu waxtaane ko mooy xaw ma ndax xam nga ni nag bu lekkee dafa war a dox lu mot 15 kilomètres pour mu digérer li mu lekk mu mën a dem naan ndox noppale ko te tey da ngay am ay forage yoo xam ne seen diggante motul sax 3 kilomètres donc fi mu toll forage yi li mu bëri foofu àll bi lay yàq fi mu toll àll bi commencé na yàqu ndax foo def forage rek nag yi ñëw groupe fa bu ñu fa groupe ñax mi fa nekkoon dëggate gi yàq ñax mi donc léegi am nañu ndox waaye fu sàmmukaay moo fa commencé ñàkk jafe-jafe sàmmukaay la loolu jur loolu moo tax ñu ngi ñaax gouvernement bi bu ñuy lancer programme yu mel ni nañu toog ñu waxtaane du bëgg-bëgg nit kuy wax dama bëgg forage da ngay gëstu lu tax mu bëgg xëy na dafa bëgg forage parce que moromam bi nekk fi dafa am forage à côté bu amee forage moom mu tamit mu ne dafa bëgg am parce que affaire politique la loolu yooyu yëpp dañ ciy bàyyi xel ak tamit ci càmm yi xëccoo ci diggante dëkk def ci bëri yooyu yëpp tax na nit ñi di wax damaa bëgg forage bi damaa bëgg forage waaye du ndox du ndox mi moo taxoon nit ñi soxla ndax canalisation mënoon na régler problème yi dëkk bi ak dëkk bële amul am forage ci 5 kilomètres ci 3 kilomètres ñu def canalisation moo gën su ma la joxee kaawu dolli rek dolli demoon nañ fa bi ñu xaymaa dolli ñu ne am na benn forage bu fa nekkoon boo xam ne day jox dolli yëpp ndox am na beneen forage de secours bu fa nekk boo xam ne depuis ci tubaab yi lañ ko tabaxoon ñu jékki ci PUDC ñu ñëw def beneen forage boo xam ne moo gën a rëy ci Sénégal ñu def ko fa te am na forage déjà boo xam ne buy régler problème bi ak forage secours ñu def fa 3e forage te dégg naa président nee na dafay defaat beneen forage donc yaakaar naa ni fi mu toll am na yeneen yu ñu ko mën a dimbalee yaakaar naa ni gouvernement bi am nañu ay yeneen priorité nañ toog ñu waxtaan ci ñu xool ñun loolu la ñuy woote di bëgg nit ñi ñu toog ñu waxtaan ci waaw am na ñu ngi jot tamit ci xibaar ñu ne jamono ji ñuy wax ak yéen boo xoolee ci wàllu jur gi seen tolluwaay zone bi féete fi ñu duppee bassin arachidier maanaam lu jëlee Fatick Kaolack tuuti Diourbel ñoo ëpp ay jur te boo xoolee tamit espace abatu fa parce que ñooñu tamit ku ne bassin arachidier sa xel dem ci mbay mi ce qui fait que bu ñu demee ba ay mois mai par exemple dañuy obligé dem feneen lu ñu duppee màngaane loolu tamit ban impact la mën a am ci suñu càmm jamono ji fii ci réew mi sama kàllu séeréer yi léegi fi mu toll ñoom dañoo dugg dëgg ci càmm gi fi mu toll mun nañ ne sax fi mu toll seen jur moom macha allah alhamdulilah ñoom dañu pexe bi ñu yore bi ñu génn fi mu toll te loolu nguur gi def ci bàyyi xel daf ci war a bàyyi ndax bassin arachidier ci Sénégal gerte gi foofu lañ koy bàyyee suuf amu fa ñooñu pour ñu mën a dundal seen jur dañuy jóge foofu di dem di màngaani di dem ci ferlu di dem ci Ranch Dolly bi nawet gi yëpp Ranch Dolly la ñuy nekk ci zone boobu la ñuy nekk bu nawet gi jeexee la ñuy ñëwaat donc ce qui fait que ñoom luy tax conflit yi ci zone boobu di bëri boo yéexee génn da ngay taseeg mbay mi boo teelee génn nga génn donc loolu moo tax yooyu yëpp suñ ko waree organiser teg ko ci yoon loolu mooy mën a dimbale ñu réduire conflit yi am diggante baykat bi ak sàmmkat bi ci biir code pastoral bi mu ngi ci njàlla nañ ko wote nit ñi mun koo njëriñoo ñu mun koo utiliser di ko liggéey xaw ma nag lu ko fan la tage xëy na boo ñu gisee ministère yi ak yooyu ñu wax ñu fan la tage waaye nag depuis 2013 ba tey
ndox mu bëri tuuru na foofu. doy na waar waaw mu nekkoon suñu gan di Chérif Bokar Sy di kuy yëngu ci wàllu càmm gi fii ci Sénégal di gunge sàmmkat yi ñu lay jaajëfal ci sa teewaay tey. du ñàkk ñu amaat yeneen jotaay ngir gën a yaatal. merci waaw loolu ñu ngi leen di gërëm di leen sant. di wax rek kuréel gu ñu yëkkati mooy Serfla. Serfla mooy depuis plus de 20 ans. mu ngi intervenir ci zone sylvo-pastorale. donc ci gunge yooyu lañ jël depuis 2009. 2008 ñu ngi ci zone dolli bi di accompagner. liggéey bi rafet boo déggee tey journée de l'élevage. boo déggee tey milliards yi ñu def dolli. Serfla ñoo ko accompagner. jërëjëf liggéey bi rafet na xam naa dinañ ci ñëwaat gën a yaatal ni ma ko waxee léegi. ñu wéyal xibaar yi rek wax ci cosaan ak aada ak xaatim bi nga xam ne rek ki fi nekkoon jëwriñ bi ñu dénk li nga xam ne mooy cosaan ak aada di Abdou Latif Coulibaly duppee que le Sénégal en marche son nouvel ouvrage ministre boobu nag ñëwaat na rek ci histoire Sénégal jële ko atum 1960 ak léegi ñoo ne nag jamono ji li nga xam ne dinañ ko yëkkati ay kàddu di ko teg ci ndoddu njiitu réew mi jëm na ci indi ay tontu ci njàngat li Habib Fayaanoon ceeg marché. naaw ba mu toogee ay at yoo xamante ni bindul tey Abdou Latif Coulibaly jëlaat na xalimam ngir rëdd téereem bi mu duppee ko l'histoire en marche di bu bees boo xamante ni bind na ko dikkaat ci juróom-ñaari at yamu weesu ak juróom ya muy dëgmal moom njiitum réew mi Macky Sall lii di wax ci wàllum politique lépp la nga xamante ne te moom mi nekkoon jëwriñ gi ñu dénk wàllum promotion de la bonne gouvernance dundoon na ko. man Latif Coulibaly lépp loo xam ne bokk naa ci ma dugal ci suma loxo ak suma gémmiñ danaa fexe wax la ma ca gis ak la am la ma xam ne mooy li ne muy jëf ju ne weng tege ma ne lii am na. gannaaw ba mu demee far ak njiitum réew mi mu ne daj na ay xaxar yu metti waaye loole dund na ko ak mbégte. li may wax nag dama ko sukkandiku ci li nga xam ne loolu laa dégg ñuy wax bay wax leneen ma gëstu lu lay tax waaye li ma gëstu mooy lii la ba ma duggee ci gouvernement bi léegi daan naa toog di déglu la ma gis ñu doxal loolu laa nekk. téere bi ci ñeent pàcc la ko bind yenn yi di wax gannaaw indépendance ba jon yàllaay tey ji ñeenti téeméer ak fanweer ak ñaar ci ay page yoo xamante nit rëddaat na dundinu politique fii ci Sénégal. Habib Faye ñu del si wax rek ci li nga xam ne ñu ngi doon sargal ak fàttali ki fi nekkoon secrétaire général bu parti socialiste di Ousmane Tanor Dieng ca foofee Ngéñeen fa mu fekk baax ñoo ne nag sukkandiku ci leen mel ngir fàttali rek li nga xam ne sumoon na ko ci liggéey foofee ca dëkkam ñu ne nag njiitu réew mi ba mu fa teewee ci dëju kooke di Ousmane Tanor Dieng dige woon nañ dinañ def kem kàttan ngir wiyee liggéey bi ki ko fi teewal tey nag di Aminata Mbengue Ndiaye nee na jógul benn yoon ci boobu le fan te dinañ def kem kàttan ngir saxook yooyu le diggee ñu teewlu liggéey bi ñu ci Abdourahmane Diallo defal àndoon ceeg Mamadou Gueye. ñu daal di delloo njukkal Ousmane Tanor Dieng ci fiefam ci Ngéñeen. tey foo gisee lycée Ngéñeen pour mu gaaw ak construction yi yëpp Ousmane Tanor Dieng la donc ñu tuddee ko ak ñàkk tuddee moom moo ko moom donc li ñu war a def lu normal mooy tuddee ko. mu doonoon tamit ab occasion ngir ñu fa dëkkee di ñaax nguur gi ñu dimbale leen ñu yeggali chantier yi nga xam ne Ousmane Tanor Dieng commencé woon na ko ci commune bi. le marché journalier bi ak la gare routière AGETIP moo ko defoon parce que 5 ans vraiment chantier yi dafa stoppé même bi fu nekkee moom si boppam dafa taxaw. ñun ñu ngi fexe tout pour collaborer ak AGETIP te xam nga AGETIP des membres de l'État la donc moo tax ma demandé état vraiment ngi def tout parce que Macky Sall il nous avait promis tous les chantiers boo xam ne Tanor defal na ko ngeen dina ko àggali. di ay mbébét yi nga xam ne njiitu au conseil des collectivités territoriales bi bàyyi na ci xel Aminata Mbengue Ndiaye di xam le ni dinañu jàppale njaboot gi ak commune bi loolu yëpp ci ndimbalal njiitu réew mi Macky Sall. may wax au département de Mbour rawatina à la commune de Nguéniène. du ma ne li Ousmane taxawoon yëpp mën nañu koo taxawle waaye fu ngeen taxawee di ngeen gis à mon côté parce que Ousmane Tanor Dieng nee nañu leen ñu duñu ko bàyyi. ay kilifa yu nekk ci ay parti politique yu bokkul teewoon Ngéñeen ngir ñaanal Ousmane Tanor Dieng. di sant yàlla nag bi ñu fi ñëwee fekk fi Sénégal yëpp taxaw ñaanal Ousmane Tanor Dieng yàlla xaare ko àjjana comme bisu ñaan la nag comme bisu julli la day ñaan yàlla rek yàlla xaare ko àjjana
aar njabootam aar Sénégal ba lépp lu nga xam ne daf ko mbébétoon pour Sénégal yàlla mottali ko. wàccee nañ fa juróomi kaamil loolu rek ngir ñaanal ki fi nekkoon njiitu au conseil des collectivités territoriales nekkoon fi tamit ancien secrétaire général bu parti socialiste di Ousmane Tanor Dieng ngir fu mu ne gënal ko fi mu jógee. Abdourahmane Diallo nga teewoon tamit foofu ca diwaanu Ngéñeen bokk sax ci ñi laaj ki nga xam ne mooy Aminata Mbengue Ndiaye tolluwaayam ci li nga xam ne mooy lëkkaloo bi dox diggante parti socialiste ak mouvance présidentielle ci njiital Macky Sall moom Aminata Mbengue Ndiaye lim ci tontu ne na noppi nañ rek ngir wéyal seen gunge wala sax àndook ak parti bii di parti au pouvoir ak Macky Sall ndax ab diggé la loo xam ne tamit kii di Ousmane Tanor Dieng moo ko sumboon bu ñu defee leneen day warook li nga xam ne moo nekkoon bëgg-bëggam ñu teewlu ay kàddoom ci micro Abdourahmane Diallo. Ousmane de xamu ko nit xeex na Ousmane wax na ko loo nga xam ne waru koo wax te xamu ko waaye gis naa ni képp ku ko xeexoon wala nga wax ko leneen rek Ousmane Tanor tagge nga ko di ko yàq di mu nelawee te boobu nag mooy bu dëgg bi parce que kenn soxlaatul woon ci moom dara kenn wutatul woon ci moom dara kon li ko waay wax rek ginnaawam dëgg la. te wax ji nag baawaan na li ñu waxal Ousmane yëpp bi mu demee man de damaa am fierté pourquoi ma àndoon ak Ousmane damaa am fierté pourquoi ma toppoon Ousmane parce que toujours mi ngi ñuy digal naan ñu il faut être calme il faut être serein li ngeen war a am di ngeen ko am wanoon nañu tamit ni ñu amatul benn parti politique boo nga xam ne moom kenn mën naa acquérir le pouvoir mënu ko te kooku réel politique la boo nga xam ne tey il faut que ku nekk sóoraale ko bu ma déggee ñu naan parti socialiste warul a dugg fii dafa war a bàyyi dafa war a génn dafa demuñu fenn looy génn yéen a ngi doog a commencé seen mandat présidentiel un mandat de 5 ans mandat boobu dara nekk ci Ousmane Tanor Dieng xeex ci ba yàlla moom ko pour respecter sa mémoire mais également loolu nga xam ne moom la bëggoon muy un Sénégal émergent bu soobee yàlla dinañ jàppale ki ñu nekk ba ëllëg ak si biir luñ ci am jël. ñu wax ci leneen dem ba ca diwaanu Bamako ak sargal bi ñu jébbal ki nga xam ne mooy Youssou Ndour kii def li ni mel nag di président malien bi di Ibrahim Boubacar Keïta mu jébbal ko rek la ñu duppee grade commandeur de l'ordre national foofu ca réewu Mali ci teewaayu ñi nga xam ne rek ay kilifa réew ma la ak itam ñi nga xam ne rek ñoo gunge woon njiitu Super Étoile di Youssou Ndour ministre conseiller bi nag di rafetlu li nga xam ne rek moom lañ ko baaxee ñu ne rek bokk na ci li koy gën a ñaax te la muy yëngu mu wéy ci mu fàttali rek ne Youssou Ndour ak équipe am ñu ngi woon foofee ca diwaanu Mali ca Bamako ngir teewe rek li nga xam ne mooy juróom-benneelu salon de l'habitat bu ñu daan amal ca diwaanu Bamako. ñeneen ñu ñuy baaxee ay raaya wala sax sargal di ñaari maire yoo xam ne dañu leen boole ci maire yi gën a ràññeeku ci atum ren ji fii ci réew mi bokk na ci ka jiite Sandiara ak itam ca Patar ñoom nag sargal nañ leen fii ci Ndakaaru ki def li ni mel di association bi ñuy duppee jàll ki jekk boole rek ay doom ñu fekk baax ca Siin ñoo def li ni mel ñoom ne nag li ñu bëgg rek mooy gone yi mën a roy ci ñooñu nga xam ne ci la ñu féete ñu ngi ciy béy seen waar ñu teewlu Aliou Diallo ak Serigne Gueye Diop di ñaari maire yooyu ci micro Amadou Ba. loolu la ñu am ci li nga xam ne moom la ñu primé maire Sandiara ak man pour ñu nekk maire fii loolu nag day tax ñu gën a góorgóorlu gën a jàppale suñu population gën a def li nga xam ne moom moo tax ñu teg ñu fi mooy liggéey bi nga xam ne moom moo ñu war jàpp ci li ñu war a def di ko def correctement. loolu yaakaar naa ne loolu la ñu war a continuer te dañ ko def soobeel. kontaan trop mu nekk jour bu spécial di gërëm association bi nga xam ne mooy Jalki Jég nga xam ne ay valeurs yu am solo la ñuy am valeur Jalki en séeréer mooy liggéey Jég mooy am donc loolu c'est des valeurs yoo xam ne Sénégal yëpp ñoo ko war a approprié mais tey li ñu tax kii mooy dañoo élire ci meilleur maire Sénégal yi pour man loolu dañ ko jël delloowaat ko population yi delloowaat ko maire Sénégal yëpp. mais pour Sandiara en fait suñu liggéey nga xam dañ cee bëgg a échanger mooy surtout seet naka la ñuy def ba génn ci situation yi nga xam ne muy Siin muy le Saalum muy le Jégam ci la ñu nekkoon mooy fexe xelex yi di fa jógee di ñëw liggéey si à Dakar ku bëgg dara ñëw à Dakar loolu la ñu bëgg a inverser.
ñoo del si wax rek ci woote bi Juma Jeng Jaxate di kenn ko xam ne ràññee nañ ko ci wàllu stylisme ak itam ci wàllu politique moom nag gannaaw ba mu doon amal ab tournée foofee ca Tëngéej woon na doomu Rufisque yëpp ñu boole seen doole su ko defee rek li nga xam ne mooy xar kanamu dëkk ba ñu jàpp ne yenn saay dafa salte lool ñu jële ko fa ba fexeej mu bokk ci gox yi nga xam ne moo gën a taaru ci réew mi ñu teewloo ay kàddum ci micro Seynou Thiam. toujours ci affaire Rufisquois yi ñun Rufisquois yi suñu affaire la mooy bu ñu fàtte Rufisque da ngay gis des natifs de Rufisque yu fi juddoo yaroo fi ñun ñëpp tey ñu nga Ndakaaru dëkkatuñu Tëngéej mais nañuy bàyyi xel fi ñu juddoo nañu bàyyi xel fi suñuy maam yi juddoo nañu bàyyi xel ci démb. Tëngéej dëkku cosaan la Tëngéej dafa bokkoon ci 4 communes yi Tëngéej tey ñu ngi koy bëgg a sàggane te nag boo amee sa dëkk doo ko sàggane da ngay bëgg muy jëm kanam rek muy jëm kanam rek ngoon nag nañu góorgóorlu ku ne la nga am nga indi ko bu dee benn xeer la rek nga def ko ci bâtisse wi ba ba ñuy am taax bu kenn xeeb dara bu ñu xeebal kenn dara lu mu indi fii la porte est ouverte à tous les Rufisquois ak ñeneen ñu dëkk Rufisque pour ñu indi fi di ñu jàppale parce que loolu mooy jëmale dëkk kanam gouvernement mënul def yëpp de municipalité mënul def yëpp ñun ñii doomu Tëngéej te yàlla dénk ñu as tuut ñoo war a jóg defal suñu réew. teel si wax ci bés bi ñu jagleel kàllaama yu nàmp fii ci réew mi ñu ko doon màggal démb rek yemoon nag ñaar fukki fan ak benn ci weeru février at bu nekk nag dinañ def kem kàttan ngir fàttaliku yooyu la kàllaama seen njëriñ ci li nga xam ne rek mooy laal koom-koom ak nees def ngir gën a suqali yenn activités yi fii ci réew mi loole nag ñu ne màggal nañ ko foofee ca diwaanu Saint-Louis li ñu wax nag mooy fexe ba dugal ko ci programme lecture yi bu ko defee ndaw yi mën ci jàng ni mu waree Ousseynou Diop Habib Seck ci liggéey bi. fan ak benn ci weeru février bi la ñuy amal journée internationale des langues maternelles ci diwaanu Ndar Géej nag lu ñu rafetlu la ndaxte xale yi léegi saa bu fekkee ni dañu dem ci l'école yi di wax seeni làkk dina doon loo xamante ni moo leen ciy gën a jàppale waaye nag ci gis-gisu Moussa Tall di jàngale wàllug alphabétisation jiite itam syndicat bi nekk ci diwaanu Ndar Géej moom xalaatam mooy nañ ko waroon a fonke defuñu ko. dañ ko war a gën a fonk parce que fu mu nekk ni mun na indi lu bëri mathématique bi mun nañ ko si régler parce que fu mu nekk ni ñi ngi expérimenter les mathématiques en pulaar mais au niveau des classes de troisième ñi nga xam ne vraiment comme dañuy wax ni nit ñi mënuñu mathématique ñu jéem a seet mathématique boobu bu ñu la waxee sa kàllaama au moins daa ko mën a maîtriser pourtant résolution bi benn la rek léegi nañ ko tuddee racine carrée li ñu tuddee ko en pulaar leneen c'est la même chose. jàngale làkk bi nga xamante ni moom nga nàmp ci biir l'école yi moo ne day am na lu bare loo xamante ni war na ko indil xale yi ci seen i lim ñi nga xamante ni formé woon na leen ci diwaanu Ndar Géej bile toll na ci junni ak lu teg waaye nag dafa mel ni kenn fulaalu leen. ci ba région bi de Pal à Mbolo Birane nous sommes 1351 enseignants ñi nga xam ni ñi dañu leen formé ko inspection d'académie xam na leen moo leen attesté moo leen supervisé moo leen defal lépp mais waaye ñooñu nag ba tey ñu ngi di nelaw. ñu aslëf ñëw fi ñu bàyyi ñooñu jox enseignant. bu fekkee ni ñii ñoom ñu ngi jooy ci wàllug inspection de l'éducation et de la formation de Saint-Louis commune ñu nga cay def ay jéego li ñu duppee programme lecture pour tous maanaam xale yépp mën a làkk bu wóor dugal nañ ci lii di langue maternelle yi ngir xale yi la ñu nàmp ñu mën koy bind waaye tamit di ko wax ci biir l'école yi. gis nañ ni langue nationale il faut ñu dugal ko ci sunu éducation problématique bi yàgg nañ ko poser mais pour projet bi ñu def Saint-Louis ci lecture lañ ko commencé te am nañ ci ay résultats yu mucc ayib benn bi mooy fexe ba jàngalekat ñu tàggat leen ci ñu mën a def lecture bilingue initiale bilingue loolu jàngalekat bi yore CI wala CP fexe nañ la ba tàggat la ci loolu. ci diwaanu Ndar Géej ñi nga xamante ni dañuy yëngu jëm ci wàllu alphabétisation yéeneen ci yàbbi ñu ngay ñaan ñu gën leen a jàppale seen i mëbët mooy dugg ci wàllu njàng mi te mu tëleen ticc. Ousseynou Diop cant ak ngërëm ñenn la siyaareel yu ñëpp ñu foote foofee ca diwaanu Saint-Louis ak li ko wër a fépp ci biir réew mi leen jaajëfal ci teewlu beeg safo bi dina leen ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.